asalaamaaleykum suñuy mbokk IGFM internet yi tey nag dañu am gal di dalal suñu gal El Hadj Kéba Diop nga xam ne Wakaam lu jógee am lu ñu war a célébrer foofu le 13 avril bii di ñëw kooku nag man du ko nettali xanaa rek di la dalal ak jàmm fii si IGFM suñu site di la ne Wakaam lu ñuy pare lu rëy la le 13. alhamdulilah salaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di am mbégte di ziyaar jullit yépp ci bés bi nga xamante ne suñu maam moo ñu ko fàggul ci wëllëre wu mu amoon ak digganteem ak Seydi Hadji Malick ñu dellu gannaaw di ñaanal suñu xalif général des Tidianes Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ñaanal rakkam yi mu fi bàyyi Sëriñ Abdou Aziz Al Amin ci taxawaayam ak Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xamante ne moo yore kër gi tey ñu si sant yàlla di gërëm suñuy wayjur yi fi des magi Wakaam yépp jaraaf yépp kilifa diine yi ci Wakaam yépp di jublu ci bés boo xam ne bii bésu maam ak Seydi Hadji Mbaye Diop la ñu koy def at mu jot fii ci Wakaam ci këram ga mu daan dalale Seydi Hadji Malick bu ngeen déggee bés boobu nag bésu Sénégal yépp la parce que maam Seydi Hadji Malick na mu meloon fii ci Wakaam mel na Wakaam mooy woon wanagam te ku dégg wanag xam ne mooy gannaawu nekk bu daan jógee Zawiya Dakar dafay yëg si ba Wakaam def fi ay fan dajale magi Wakaam yi yépp yëm ko la leen tolloon ba tey tax na Wakaam jumaa yi yépp ak jàkk yépp ñu ngi def naasaril xaq bil xaq di wasifa jàpp Wakaam Ngor Yoff kollëre Yoff ak kollëre Ngor yépp mu dajale leen njóobeen bés boobu la ñuy màggal dimanche le 13 bi ci ndigalu Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla nañu yàlla def ñu fekk ko ak jàmm. alors c'est une belle histoire boobu kan la commencé entre Wakaam ak El Hadj Maodo. waaw Wakaam ak maam Seydi Hadji Malick dafa yàgg maam El Hadji Mbaye Diop traitant la woon c'était un commerçant bu yàlla mayoon doole mu jógee woon fii comme magi lébu yi ni ñu doon def di dem fii ba Banjul ñi dem Bawol ñi dem Casamance. moom mu dem booru kel dëkk bu ñuy wax kel fële booy jëm Louga dëkk bu ñu leen ne Njaarnde fële boutique am na Njaarnde foofu la Seydi Hadji Malick ba mu jógee Waalo fa la dal fa lañ xamante ñoom ñaar ñu signante kóllëre boobu mooy dox ba yegsi ci Seydi Hadji Malick li ko indi Tiwaawan maam El Hadji Mbaye Diop dafa xamante ak Seydi Hadji Malick ne ko man dama bëgg a dem si côte bi réewu teeru mu ne ko man kat am naa sama benn doomu ndey bu dëkk Tiwaawan mu ngi tudd Jibril Gueye doomu ndey seen maam El Hadji Mbaye Diop la mu boole ko ak moom bindal maam El Hadji Mbaye Diop bindal Seydi Hadji Malick lettre ne ko boo demee Tiwaawan ba wàccee rek laajteel kër Jibril Gueye nga dem foofu dana la dal maam Seydi Hadji Malick maam El Hadji Mbaye Diop daf ko bindal lettre bi mu jógee kel dem Tiwaawan ba mu wàccee ka mu jëkk a dajal maam Jibril Gueye ci train bi dafa wàccee ci train bi dajeeg góor gu rafet. mu jox ko lettre bi mu ne ko lettre bi ku la ko jox mu ne ko lettre bi ku ñuy wax El Hadji Mbaye Diop commerçant bu ne kel moo ma koy jox mu ne man mii man góor boobu mu dajal ci suufu train bi ne ko man maay Jibril Gueye ci la dalee Tiwaawan loolu moo tax ñu ne maam El Hadji Mbaye Diop moo sabab dëkk gii Seydi Hadji Malick dëkk Tiwaawan ba na moo fi nekk waa Tiwaawan yi dalal ko mu def fa ay daara di jàngale kóllëre bi ne foofu la commencé. Très bien, je rappelle que El Hadj Kéba Diop mu ngi fii petit-fils de Imam Mbaye Diop ak ànd ak El Hadj Daour Gueye ñoom ñëpp bokk ci organisateurs yi est-ce que mën nañ xam exactement boobu ak tey ñaata at moo passé xamante ni ak tey parce que depuis boobu am na fi ay xalif généraux yu fi jaar histoire yi fi comment ça se vit. jërëjëf ñun ñu ngi jamonoonteel ak doomi Serigne Mbaye Sy Mansour ñun moom lañ fi gën fekk moom lañ gën xam. mais sëñ maam le khalife général des Tidianes sëñ Mansour yendu na fi sëñ Mansour si borom daara yi yendu na ci néeg bi parce que néegu El Hadji Malick mi ngi fii suñ kër mi ngi ci njoobeen fii moom lañ jamonoonteel mais nag nettali nañ ñu ne sëñ Mansour papa Serigne Mbaye Sy Mansour ak xalifa Babacar le premier xalif de Seydi Hadji Malick doon woon gëj ci kër gi weer bu jot danañ fi ñëw def fi ñaari fan ak waa Tiwaawan maam El Hadji Rawane Ngom bu Pal maam Amadou Cissé bu Pire maam Pape Mansour Mbaye
di Papa Mansour Mbaye di Amal Mbaye Maodo ñooñu ñëpp dañ doon def ay fan ci kër gi bu ñu doon ñëw fii ci Wakaam yëpp dañuy dajaloo ak yu Ngor ak Yoff ren nag def célébrer comme li ñuy def tey nii waaw moo tax ba léegi ñun ñuy perpétuer affaire bi di ko def at bu jot ci teewaayu Serigne Mbaye Sy Mansour ak waa Tivaouane yëpp. waaw kër gi est-ce que mën nañ ko xàmmee fan la nekk si est-ce que mën nañ ko xàmmee. waaw kër gi moom diggante mag ñi bu njëkk dañuy bu ñu tabaxee kër boo génnee da ngay gis jàkk nga demaat tuuti gis juma këram mi ngi fii ci fu ñuy wax Senc ci booru camp Archinard ci booru hôpital bi jàkkaam a ngi foofu jàkkaam daf ko bokkoon ak ku ñuy xaritam bu ñuy wax maam Aline Wan di mbokkam ñoom ñaar sax lañ boole suul leen ci juma Wakaam bu mag ba nekk ci digg Wakaam rek moom suuf si titre foncier la bu rëy sax mu jagleel ko waa Wakaam bi mu génnee àdduna magi Wakaam ñu baax lañ yal na leen yàlla fay ñu baax a baax lañ ñu ànd ak moom ci liggéey bi di teertu maam Seydi Hadji Malick ak am na mag ñu doon wax maam Mbay Ndo yi ak mag bi bare maam Ndéné Dieng maam Dawde Ndiaye ñëpp ñu ngi foon ba mu génnee àdduna ñu denc ko ci jumaa jooju tey ci la waa Wakaam di jullee àjjuma. alors sànq wan nga ma benn photo est-ce que mën nañ ko xool tuuti nga wanaat ñu tuuti photo bi. waaw ñu xool nga expliquer. waaw photo bi moom macha allah dafa meloon ni sëñ Babacar Sy rek photo moom mu ngi nii daanaka kii yëre yi mu daan jëlee Arabie Saoudite la ci jamono yi muy aji Makk ay yëre turc lañ nga daan turc la daan jóge wala Iran waaw parce que moom voyagé na macha allah moom moo jëkk dem Makk si di Hadji Malick. waaw bu ñu xoolee nag photo bi xam ne que bu ñu xoolee grand serigne de Dakar bu ñuy xool suñuy serigne lébu yi. photo bi benn la rek c'est lui. waaw kon ñoom kenn rek. kenn la bu si nekk dañu collé photo yi. dañu collé photo yi waaw mais moom la rek il est là. ah d'accord mais bu ñu xoolee tam sanse yi moom kon macha allah lébu yi moom dañ ko yàgg mën. dëgg la soo dëgg la kay. dañ ko yàgg mën sanse alors nañ dellu tuuti si organisation bi qu'est-ce qui se passe exactement le 13. waaw organisation bi dafa am dimension bu mag léegi macha allah parce que ñun ba ñuy gën nekk ndaw mag ñi dañ ko doon def ci kër gi rek jàng kaamil joxe ay tàndarma après ñibbi mais léegi dafa dem ba sëñ Mansour sëriñ Abdou Aziz Dabakh moo perpétuer affaire bi di yebal sëriñ Mbaye Sy Mansour ñu dem ba koy génn ci mbedd bi boobu état bi dugal ci loxoom di ñu jàppale ci autorisation yeeg sonorisation yeeg yépp waaw comme ni ngeen def nii rajo yëpp dañ ko daan def wax dëgg yàlla yéen aussi seen loxo mi ngi ci biir ku mel ni Youssou Ndour école bi ñu tuddee El Hadji Mbaye Diop moo ci jëkk def loxo pare nañ ko mu def ci lu am solo loolu waa Wakaam magi Wakaam yii ne fii di ay muxaddam duñ ko fàtte Youssou Ndour la mu defoon ci école El Hadji Mbaye Diop. kooku yàgg na. taxu koo yàgg parce que booba bon taxu koo yàgg lool waaye mais Youssou yàgg na si moo si jëkk def loxoom yàlla na ko yàlla fay. bàyyi ko fi këram gi mu yokk ko bés bi nag bés bu mag la Serigne Mbaye Sy Mansour dafa joxe ndigal ñuy bu suba bu 9h bu jotee ñu jàng kaamil ci jàkk ji imaamu Wakaam yi ak muxaddam yi dañuy ñëw def wasifa si jàkk ji bu ñu defee wasifa ba pare def ay ñaan ay dog ñaan réew mi yépp bu ñu fa jógee danañ gën ci biti si kuuru jàkk ji Pape Makhtar Kébé benn bu El Hadji Abdou ak doomu sëñ Abdoul Aziz sëñ Sidi Ahmed Sy ak sëñ Maodo ñoom ñooy def waxtaan bi si suba gi ba midi. ok et dans l'après-midi am na tam beneen. bu ñu añee ba pare julli tisbaar 15h jot ñu teeru Serigne Mbaye Sy ak waa Tivaouane tous les chanteurs de Tivaouane ñoom Abdou Aziz Mbaye ñoom El Hadji Dawgo ñoom Moustapha Mbaye ñoom Chérif Mbaye ñoom Ibrahima Mbaye macha allah ñëpp dañuy ñëw amul nag murit amul tijaan parce que muriti Wakaam yi ak waa Wakaam yi benn lañ léegi xaadir yi Wakaam ak laayeen yi benn lañ. ñëpp dinañ ñëw daje fekk fa sëñ Mbaye Sy Mansour chérif yi ne Wakaam yëpp dañuy ñëw fekk fa sëñ Mansour sëñ Mbaye Sy Mansour bi ñu fekkee danañ waxtaan ak présence day jaraaf macha allah. alors rencontre bi am na benn thème bi probablement si conférence parce que conférence dina am lan mooy thème mu conférence. waaw conférence bi Serigne Mbaye Sy Mansour daf koy teg ci loxo ku muy àndal xaritam di doom baayam muy Serigne Tamsir Sakho d'habitude thème yi ñuy jël mooy dundu yonante bi dundu yonante bi boo gisee ñu koy jël rek parce que dundu yonante bi lépp la alxuraan la waaw dundu yonante bi mooy alxuraan moo tax ñuy jël thème la vie du prophète di ci waxtaane toujours parce que dundu yonante bi loo ci jël rek jikko nit la
waaw moom la ñuy waxtaanee di ko waxtaanee at bu jot ñu changé waat parce que noonu daal lañ koy doxalee at bu jot depuis le commencement. Alors est-ce que les jeunes yu nekk Wakam ils sont imprégnés de cette histoire de Wakam? alhamdulilah jeunes yi ñu ngi ciy jàpp bu baax maire bi dana jàppale toujours jeunes yi ak ay t-shirt dana leen jox ay t-shirt pour mën leen mobiliser uniforme bi ñu yore ñu mën ku ne mën ci ràññee sa bopp ci bés bi ñu liggéey ko liggéey bu rafet danañ teeru sëriñ bi danañ garder sécurité bi danañ teeru gan yi waaw. jigéen ñi. Alors donc nous on est avec El Hadj Keba Diop, petit-fils du premier Moukhadam ici à Dakar, de El Hadj Malick Sy. Voilà, donc di leen jaajëfal, vous étiez l'invité de IGFM. alhamdulilah wasalaatu wasalaam yàlla na leen yàlla may fan bu gudd yokk kër gi bu baax ñuy gërëm seen patron di gërëm yow mii ñu lay gërëm bu baax ci teeru bi ñuy teeru yàlla nañu ko yàgg def ak bu jot ñu koy def si barke mag ñi di gërëm Cheikh Tidiane Ndour liggéeyam Wakam ñëpp gis nañ ko Cheikh Tidiane Ndour ñëpp xam lii moom la Wakam dafa xewle taxaw na ci jàppale ko te dinañ ko jàppale lépp lu mu bëgg nañ ko jàppale ci ñaan ci zaahir ak ci baatin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Merci.